xibaaru bés bi fii si Seneweb dal leen ak jàmm lu ci gën a fës bokk na ci rek lu yéeme la nga xamante ni daal dinay sennaat gannaaw mbirum trafic passeport diplomatique ya ñu limaale ay rappeur activiste ak ay député mbirum arnaque or daal la ñu daal di limaale ay takk der. xibaar bu bees daal dinay am ci mbirum mafia ba ñu teg loxo te ñu doon sàcc ay conteneur ca port autonome bu Ndakaaru kenn si seen ay complice nag soxna benn haut gradé wu armée bi la di mbir mu doy waar xiiroo nga yoo bu juddu ci benn famille ba nekk ca xaar yàlla jur na musiba dee njaay ay atam toll si fukk ak juróom-ñeent ak iba ay atam toll si ñaar fukk ak juróom di ay wujju peccor ga ñoo fa jotee ba kenn ka rek dal di yëkki ndox mu tàng soode ko moromam mu nekk ci état bu doy waar. ay mbir daal di ne feeñaat ci mbirum trafic passeport diplomatique ya ñu limaale ñaari député majorité bii di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall gannaaw nag ña ñu doon naan daal jabaru député bi lañ ngir wutal leen passeport ñoom ñooñee am na yeneen pexe it ya ñu doon lal ba am sax ña ñu si jot wuutal yooyu les passeports diplomatiques dinañ leen ko gën a yaatalal. mbirum kilifa ak Simon mu ñu limaale ci mbirum passeport diplomatique waajugul a jeex seen ay avocat taxaw sax si tànku ba sàkku ba bàyyi ba ndëggane ku jëmale ci seen ay client ñoom ñooñee jàpp nañu rek date ba ñu leen di auditionné ci boobule dossier. xibaar yu bees am na tamit ci mbirum vidéo bu Gazeli ga ñu fuité gendarmerie mi ngi amal jamono jile enquête bi ngir leeral mbirum diffusion film arrestation kii di bu Gazeli bi ngir ay faux billets am na sax kañu ca jot a teewlu di gendarme bi nga xamante ni moom la bu Gazeli di tuumal ne moo ko filmé ca boobule vidéo dinañ leen ko gën a yaatalal. Tange Tandian xamle na ni rek ne kii di Ousmane Sonko ak ñaareelam di rek Anna dañoo dal di tàggoo ngir kàddu yu Adji Sarr yëkkati woon mel na ni nag njiital Pastef bi tontu na kii di Tange Tandian si rek kàddu ya mu yëkkati woon sorti ba mu mujjee def nga xamante ne ni dinañ leen ko dégtal ci bu ñuy yaatal lay doon. enseignant passerelle yaay amal grève de la faim ca siège FRAPP ni ki àjjuma ba la ñu génn ba tey ji la may wax ak yéen dinañu bësaat seen xol ci waxtu ba ñuy xarandi liste d'attente bi ci recrutement wu junney enseignant yi bu ñu sukkandikoo rek ca la nga xamante ne ni moom moo tukkee ca seen gise beeg directeur des ressources humaines bu ministère de l'éducation. xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké daal dinay defati rek geste bu rafet lool jëmale ca ña nga xamante ne ni ñoom la mbënd mi laal ca diwaanu Touba gannaaw ba mu yëkkee juróom fukki millions suñuy koppar def ci plan Orsec. Gabriel Kane daal dinay dikkaat ci ñagasoo ba am ci digganteem ak Mame Makhtar Gueye mu Jamra mu mere ko lool Gabriel daal dinay yëkki ay dëggam jëmale ci kii di Mame Makhtar Gueye ak rek kaddu yam mu daal di yëkkati la mu ko xamal yëpp dinañ leen ko xamal ci yile jotaayu xibaar laata ñu siy toftal xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar keppe mbokk yi loolee mooy tënk yi ngeen taaxir lu nees tuut gannaaw bàkk bi ñu daal di yàttal. aywa bàkk ba jib na ma leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar yéen ñu safoo Seneweb TV ak seneweb.com ngir taataan seen ay xibaar yu weex te wër comme ni ñu leen koy dégtalee bés bu yàlla sàkk gannaaw mbirum trafic passeport diplomatique ya ñu limaale ay rappeur activiste ak ay député arnaque or ba nga xamante ne ni ay takk der dañu see laale daal moo leen dal di feelu bu ñu sukkandikoo ci journal bi di observateur ñaari julla la ñu dal di dóor lu tolloo ko juróom fukk ak ñetti millions si suñuy koppar si mbirum rek njaayub or benn charlatan nag ak ay complice am bokk ci Pape Ndongo Niang di gendarme ca GP front de terre ak policier bi di Issa Faye nekk ca sûreté urbaine ñoo leen dóor koppar gu takk googee Mamadou Diagne di indicateur brigade bu Pikine ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba indicateur police bu Nimzat bu Guédiawaye di ay complice kookee di Mbubo Mara daal dinañu leen di teg loxo lu ñeel nag gendarme bi ak policier bi ñoom daal dañoo dal di daw rek ne fes ñeenteelu suspect ba ñuy wax tamit Mohamed Samb ñoo ngi koy wër ka leen jiite nag di kii di Mbubo Mara ñu naan ko Serigne Djili Fall dafa loué woon ab appartement meublé ca diwaanu Ouest Foire di fa doon dalal sax ay client wam yamu doon naan rek dafay jaay ay or 11 septembre maanaam fukki fan ak benn ci weeru septembre la charlatan boobee joxoon dig daje ay client wam ca appartement wam ba ca noonu nag la policier ba ak gendarme ba ak ñaari indicateurs ya ñëwee ak Mara ba daal di koy embarqué ne day jaay drogue ba ñu tëjee nag commerçant ya ci ab néeg ba noppi la ñu daal di daw ak koppar ga laata ñu koy séddoo ak kookee di Mbubo Mara.
couple ba doon trafiqué yamba ay éléments yu commissariat bu Tambacounda teg na leen loxo. mbir yi nag mi ngi amee ca quartier Gourel Diadje bu ñu sukkandikoo ci observateur. ab policier bu civil moo présenté wu ci ñaareelu borom kër dealer ba di Cheikh Tidiane Diop ay atam toll si ñeent fukk ngir jënd yamba ci noonu nag la ko Mariama jaayee benn corne yamba donte borom këram nekk fa. ba ñu ko interpellé takk deri ñoo ngi ko fekk ak ñeent fukk ak ñeenti corne yamba ci noonu la tuumalee borom këram jako bàyyeeg yamba jooje laata muy yegg seeg motoom ñu teg ko moom it loxo mu yoroon lu tolloo ko 150 grammes yamba ba mu defoon ci benn sachet. juróom benn cornet tamit saisir nañu ko ci néegu couple ba ñu nëbboon ko rek ca suufu matelas ga démb sax si altine ji lañu leen déféré. xibaar bu bees daal dinay am ci mbirum mafia bu ñu teg loxo te ñu doon sàcc ay conteneur ca port autonome bu Ndakaaru. kenn si seeni ay complice nag du kenn ku dul soxna benn haut gradé wu armée bi moom moomee sax bénéficié woon démb si altine ji ab retour de parquet ak tamit patron société Proxi Mansour Diop ñaar si ay employé directrice su FIEV Mariama Diop ak entrepreneur ak tamit receleur bi di Mani Gomis. ñoom nag ñoo ngi leen di toppee fukki conteneur ak benn ya ñu dal di sàcc doon ko jaayee benn bu ci nekk 1,350,000 francs CFA. tey jile sax ci talaata ji la ñu leen war a présenter parquet ngir association de malfaiteurs faux en écriture privée ak wàllum escroquerie. comme nu ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi xiiroo ngaayoo bu juddu ci benn famille bu nekk ca xaar yàlla jur na musiba. Dee Njaay ay atam toll si fukk ak juróom-ñeent ak Iba ay atam toll si ñaar fukk ak juróom di ay wujju peccorgo ñoo mujjee laalee gannaaw ba ñu jubbooweewul woon ci noonu nag ala Dee Njaay soodee ijjatu gannaaw ba ñu xuloowu métti loola. Iba am benn doom nee na daal bés woowee dafa génnoon di jënd ndekki ngir famille yam dal di dajeeg Dee Njaay ak Dee Sekk ci buntu kër ga ba ñu ko gisee nee na muy ñëw rek ñu tàmbalee reetaan ci bëccëg ga nee na nag ba muy dem ca boutique wa ngir jëndal doomam ji daal bonbon ñu daal di koy song xeex laata dëkkandoo yay atte gannaaw loolee mu ne ba muy waaj a sang doomam ji la gis kii di Dee Njaay riiral ko ak marmitu ndox mu tàng jip ci noonu lay dawee ngir yuuxu wëllu mu daal di koy xëpp ndox ma ca digg gannaaw tax mu jëlee cay gaañu yu doy waar am sax ay jafe-jafe ngir nampal doom ji ci kanam enquêteur ya nag commissariat bu Grand Yoff Dee Njaay weddiwul la ñu koy tuumal gannaaw ba mu xamle ni rek mer moo ko ëppoon doole ba mu def li ni mel ñu koy toppee coups et blessures volontaires bu jur incapacité temporaire u travail yu fukki fan ak juróom-ñett. Dee Njaay defeere nañu ko mu bàyyi ci ginnaawam bébé bu am juróom-ñetti weer. kawteef Asiyen Thomas lay wuyoo moom moomee ñu ngi koy wërandi jamono ji may waxeeg yéen gannaaw ba mu siifee ba noppi faat cousine am bu ay atam toll si fukk ak ñett drame bi nag mi ngi amee ca Douala. Asiyen Thomas moom moomee ngir nëbb musiba ba mu def ba mu violé cousine am bi ba noppi daf ko rek jam juróom-ñaari yoon ba noppi dal di daw rek ne fes xale bi nag ca la l'hôpital ba mu tëddoon laata muy ñàkk bakkanam la xamale famille am ne daal depuis ba mu amee fukki at ba tey cousin am boobee dafa sëgg si moom di koy sàkku. ba tey ngeen di teewlu xibaaru bés bi fii ci Seneweb ay mbir daal dinay feeñaat ci mbirum trafic passeport diplomatique ya ñu limaale ñaari député majorité bi di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall. enquêteurs yi nag daal dinañuy gis ne daal bu weesoo la ñuy mbuboowoo takk ay soxna ngir wutal leen passeport diplomatique ñoom ñooñee wutal nañu tamit ay passeport diplomatique ña nga xamante ne ni dañoo ne ay doomu député bi di Mamadou Sall lañu te xaraam am na ca sax ñetti doomi àddama ya jot passeport diplomatique ci boobulee méthode. kenn ki ñu koy wax Sadi Wage kenn nag ci ñoom amul carte d'identité wa ila document bu légal. mbirum Kilifeu ak Simon mu ñu limaale ci mbirum passeport diplomatique waajugule jeex ay avocat yu rappeur yi di maître Khoureyssi Ba Bamba Cissé Moussa Sarr ak Ciré Clédor Ly diisoo nañu ak àttekat ñaareelu cabinet d'instruction bu TGIH bu Ndakaaru ñu naan ko Abdoulaye Thioune ngir ñu fixé ab date ba audition en urgence way laa ci na mu gën a gaawee ngir yenn ñi ñañuy tuumal. avocat yi sax dañuy taxaw ngir sàkkul leen bàyyim dëgganeku waaye nag ñoom ñëpp dinañu leen audition ne ci fongu dossier bi niki juróomi fan ci weeru octobre buy ñëw.
depuis atub 2018 ay atekat consulaire yu tribunal hors classe bu Ndakaaru ñoo ngi réclamé juróom-ñett fukk ak juróom-benn million état bu Sénégal te ba tey jotaguñu ca dara. seen coordonnateur sax di Ousseynou Niang nee na daal def nañu requête yu bëri ministère bu ñu dénk wàllum yoon waaye ba tey jilee furaas li ni mel tax ñuy yëgluwaat ngir rek ñu mën a daal di dugg ca seen fond. xibaar bu bees daal dina am tamit ci mbirum vidéo bu Gazeli ya ñu fuité gendarmerie nag mi ngi amal enquête bi ngir leeral mbirum diffusion ngu film arrestation ngu kile di Bougazelli ngir mbirum phobie yi. bu ñu sukkandikoo ci les échos gendarmerie tàmbale na audition ya gendarme bi sax di Abdou Aziz Mbaye mu ex député bi tuumal ne moo ko filmé teewlu nañu ko ba noppi ni ki démb. lieutenant bi di N Diop dinañu ko teewlu moom it ci waxtu yuy ñëw. enquête bi nag ñoo ngi ko teg ci loxo colonel Cheikh Sarr commandant gendarmerie de la légion centre-ouest bu nekk ca Thiès. ay officier daal dina ñuy rek addu ci mbirum gendarme ya ñu auditionné ci vidéo Bougazelli ba ñu fuité ci réseaux sociaux yi. ñoom nag dañoo gis ne daal seen naataango yi defuñ lenn lu dëppoowul ak yoon ci bile affaire ndaxte rek ngir def seen liggéey ni mu waree moo tax ñu filmé Bougazelli mu leen doon jéem a corrompre. vidéo Bougazelli ba ñu fuité nag mi ngi bokk ci ñeenti vidéo yu enquêteurs ya yor te ba ñuy defee Bougazelli takk der yi jox nañu parquet 18 scellé bokk ca benn clé USB. leneen Tange Tandian daal dinay xamle bés yi ñu génn ay mbir ci ménage Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci moom jiital Pastef bi ak soxnaam si di Anna Diamanka dañu dal di tàggoo ndax kaddu yaa ji saar yëkkati woon ajjuma bële sax ñu génn ci ba Y'en a marre di amal seen conférence de presse ba Ousmane Sonko mel na ni rek addu woon na ca tàggoo boobee ñuy njoxtu ci digganteem ak ñaareelam bi ba muy wax nag ci arrestation gu kilifa bi njiital Pastef bi weddi woon na tàggoo boobee ñuy njoxtu dal di xam le ni daal procureur Serigne Bassirou Gueye moo ko wax kilifa ndax nee na bés boobee kilifa demoon rek wuyu ji procureur ma ko woolu woon ba mu fa jógee këram la ñëw moom Ousmane Sonko nee na ba mu ñëwee jabaram moom moo ñëw rek indi reer bi si noonu kilifa ne procureur de wax na lu amul moo ko ne ki nga xamante ne ni moo di soxnaam soosé di Anna Diamanka dafa dal di fay te dara amu ca. enseignant passerelle yuy amal grève de la faim ca siège u FRAPP dinañu bësaat seen xol ci waxtu ba ñuy xarandi liste d'attente bi ci recrutement wu junney enseignant ya loolee moo tukkee ca seen gise beek directeur des ressources humaines bu ministère de l'éducation la ñu leen xamal nag bu ñu sukkandikoo ci Saourou Sène moo di daal ci ñaar téeméer rek juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti candidat ya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti ya la ñu jël ñu admis ci junney enseignant yi ña ca des ca ñoom am nañu génn ci liste d'attente bi te bu amee ay désistement ci fonction seen situation dinañu leen jël. njuuj njaac daal dinay am ci recrutement wu junney enseignant ya waa commissariat central bu Diourbel ñoo def nemmeeku wi ci noonee la ay ndaw commissaire Mor Ngom tegee loxo benn candidat benn surveillant général ak benn secrétaire u institut scolaire bu nekk Kaolack moom nag ba mu réussir présélection bi gannaaw bu mu bindoo ci plateforme xëyu ndaw yi TN daa dem commissariat central bu Diourbel ngir légaliser diplôme bac arabam ci noonee la kenn ca policier ya gisee ni daal document ba mu yor baaxul tax mu teg ko loxo laata enquêteurs yi di koy teewlu mu dal di yoole ay complice am moom mi sax ca Tiwaawoon la fekk mbaax. leneen Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu naan ko Messi daal dinay dem ca Touba si Serigne Mountakha Mbacké ak Serigne Abdou Karim Mbacké comme ni ngeen koy gisee noonu ca image ya ñu ca fësal bu weesoo loolu nag Serigne Mountakha daal dinay rek defati geste bu rafet gannaaw juróom fukki millions yam mu def ci plan Orsec xalif général des Mourides daal dinay génne enveloppe téeméer ak rek juróom fukki millions ci suñuy koppar daal di koy dimbalee ñoom mbënd mi laal foofee ca dëkk bu sell boobee di Touba. xibaar bi nag ku yor kàddoom di rek Serigne Bass moo ko dal di biral. présentatrice su télé waaye itam chroniqueuse bii di Absatou Sy la ñu fal conseillère royale Émirats Arabes Unis moom nag présentatrice bi ci boppam moo biral xibaar bi démb ci altine ji ci compte Twitter am tey fësal mbégte ba mu ca am. Gabriel Kane daal dinay dikkat ci ñàgg soobam ci digganteem ak Mame Makhtar Gueye Jamra daal di mer lool sax tax rek moom féministe bi mu daal di rek wax ay dëggam kii di Mame Makhtar Gueye Jamra ne rek gënu koo gëm te la mu nekk mag du tax mu manqué ko respect ndaxte lii lee dafa doon lu ëpp.
tàggat yaram El Hadji Ousseynou Diouf daal dina àddu ci résultat yoo ñuy xaarandi ci Aliou Cissé ci CAN buy ñëw moom nag nee na CAN 2021 bi mooy chance bu mujj ba coach gaynde yi ba tax na daal da see war a def kéem kàttanam ngir jël trophée bi ba loolu weesoo la ne nag Aliou Cissé xaritam la ak cër ba mu ko jox yëpp def na tey juróom-benni at te yaakaar na ni at mile dina baax waaye nag bu gañewul en tant que entraîneur bu am caractère na demal boppam laata ñu koy viré mu xamle ko moom El Hadji Diouf. Mbaye Diagne ak Galatasaray jaarootuñu taal Mbaye Diagne sax entraîneur am bi da ko dal di écarté ci njeextalu mercato bi tànn Khalil démb nag ci page Instagram am la international sénégalais bi xaatime bataaxal daal di si xam le ni daal comprendre nañu ne sa doom la du problème ñëpp comprendre nañu ko du soppi lenn yàlla gis na lépp waaye nag duma ko nangu duma ko permettre duma ko baale kenn mënuma doya dal kenn mënuma jëfandikoo saa su ko bëggee yooyu lee baat nag la biral moom Mbaye Diagne laata mu koy rek supprimé waat mu ngoog file laa yem ak yéen tey ci xibaaru bés bi jox leen dig daje ni ki ëllëg ci yeneeni xibaar fii ci Seneweb kenn dalu jàmm ak salaam.